xanaa fii awa amu fi Ablaye yegsi na na saal bi weex a weex Ablaye yegsi na jey ma samba girim Ablaye yegsi na Ablaye neexul leenam nekkee Ndakaaru yëf yi dox ci Thiès yàlla ak Thié Diatta Diagne mi la ak aj Maram Diop mee toog ñoo nekk ci ginnaawam di ko jàppale ba lépp loo xamante ni mbir mi dox na Thié Diatta Diagne yaa ko doxal yaag ñi nga àndal ñëpp kon yow ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay ñaanal te it nag li gën a neex mooy borom njëriñ nga loolu Sëriñ Tuubaa di wax naan wallahu yansuruni wal xalqu tatbawni fil barri wal bahri sa nafsi bila darar yow loolu dalaa dal yow da ngaa ànd ak njëriñ te doo lor kenn kon Thié jërëjëf ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaan yàlla. di dellu di sant yàlla di sant suñuy waajur yi nga xam ni que yàlla moo def tey ñu meññ ñu di sant sunu soxna yu baax yi toog may delluwaat rek comme ni ma ko waxee woon sànq fi ñu yemoon di remercier sunu xarit yi nga xam ne sunu xaritu démb lañu ndax boo dee xarit ne démb dafa war a doon sa xaritu tey Ablaye mii luñ ko defal defaluñ ko de defaluñ ko ma Samba defaluñ ko ma Demba sunu bopp lañ ko defal xam nga lu tax day sunu frère di sunu xarit di sunu lépp ba pare nag pare si lépp si ñun Ablaye ku xewel Ablaye nga ca muy bànneex muy naqar Ablaye problème boo ko am man xam nga laa ko tuddee dafa am benn jour moo woo ko ne ko booy yow yaay no problème loolu laa ko wax ma ne ko da ngay am sa problème mu réglé sa problème ba dootoo amati problème yow booy no problème kon loolu yaakaar naa ni foofu rek la waaw dégg nga Amadou nee na moom arrangé la ko tuddee waaw parce que il arrange tout waaw kon nag dañuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla lafal cet di ko wax nag ne ko ñun Kings Family ñun ak sunuy jabar ñun ak sunuy doom ñun ak sunuy yaay ñun ak sunuy sœur ñun ñëpp ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi sa ginnaaw tey ñu ngi sa ginnaaw ëllëg billaahi wallaahi wa taalaahi tey jii boo soxla woon deret ci ñun mu wër ko ñun ñii buñ la ko joxee nga falu barki Ahmadou Bamba pare nañ pour jox la ko man je ne triche pas du ma wax lu nekkul du ma raayal kenn digg ginnaaw mais yow loo bëgg suba ba ngoon ñun Kings yi buñ ci doxul non duñu ay gor billaahi ma bëgg kal bi leeral mbooloo bi ne ko dëgg la da ngay jàppale Macky Sall mais ñun xamuñu Macky Sall jàppale wuñu Macky Sall ànd ñoo Macky Sall xam nga ku ñu àndal yow est-ce que man yow la ñu àndal bu fekkee dañu ànd ak Macky Sall bu ëllëgee boo nekkul ci Macky Sall ñun ñu nekk ci Macky Sall waaye bu fekkee dañuy ànd ak yow foo jëm ñu ànd fa ak yow dem loolu tax man la yow la ñu àndal tey yow la ñu àndal ëllëg asalaamaaleykum. vraiment bi ma gisee Ablaye ak xaritam yi ñoom Kings Family nekk fii ànd ak ñoom di dukkat sama yaram dafa daw moo tax Ablaye ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax a baax a baax parce que homme politique bu amul ginnaaw maanaam amoo relation démb daa jaroo àndal tey dama laa gën a jàpp parce que dama defoon fii sax ay mouvement de soutien ñoo fii ñëw ak politicien mais dama liir ni say mbokk ak say am di jàmm ñoo ñëw di la sargal loolu lu am importance la politique tey bésu amitié la bésu kóllëre la sa da nga ko mérité ñun bi nga ñëwee fii ba léegi y a pas quelques années gis nañu li ngay def si politique bi gis nañu social bi ngay def
gis nañu emploi yi nga jox xale yi gis nañu ASC yi ngay jàppale fii ba Harlem partout bàyyiwoo kenn gis projet yi ngay financer femmes yi ah loolu doyul nga ñëw indil ñu résultat fii si Clémence yoo xam ne man fa laa jànge kon Ablaye si turu Benno turu responsable yi ñoom Augustin Tine xam ne ñëwul tey ak Abdou Mbow dafa voyagé Siré Dia Ndeye Tické waxoon na dina ñëw moom laay xaar sax ak kan ak sama xarit di ma àndal ñoom Bara Diakhaté Assane Diakhaté ñu ngi lay gën a jàpp di la gënal ñaanal yàlla dégg naa fii léegi nga wax délégation bu jóge Moussante sama jigéen bi Oumou Fall lu mu tudd Wuri Fall dénk naa la ko Ablaye dénk naa la waa Moussante parce que ñun mag lañu amatuñu temps bi nga am amatuñu doole boobu amuñu xam-xam dañuy ñëw rek pour jàppale ñaanal la yàlla may la mucc ak ndam vraiment ba sama koñ da nga fay intervenir di intervenir koñ ju ne kon si turu président de la République ak Benno ak commission des sages bi mu bokk ñu ngi lay sargal tey jii bu doon jotaay politique dama naan la Ablaye def nañ la aujourd'hui à partir d'aujourd'hui si tableau d'honneur Benno Bokk Yaakaar bu Thiès yaa ngi si tableau d'honneur teg nañ si encouragement ak félicitation dina ñaanal mucc ak ndam ci li ñu jëm yàlla yàlla barkeel di togantaan jërëjëf di wax ni Maguette Sène am na taxawaay bu doon taxawaay boo xam ni tey du ko taxawee woon ñun tey duñ taxaw fii di ko xool wala taxaw fii di wax ak moom dara parce que nit moom mën nga koo teral lu nekk ba mu des xool ak wax du fekkoon dafa seqal ñun leneen lu safaanoog lii du ñu toog fi di ko wax man de ku ma xam-xam ni noonu laa mel man moom du ma raayal kenn ginnaawam nu mu mel laay wax di ñaan aussi rakkam yi nekk ci ginnaawam di ñaan yàlla musal ñu di seytaane dëgëral ànd bi Ablaye nag tu es jeune tu es engagé tu es fort macha allah politique bi j'entends souvent dire que ni l'avenir d'un pays ou l'avenir d'une ville appartient à sa jeunesse tu es jeune tu es fort tu es engagé bats-toi tu auras une gain de cause satisfaisante on est derrière vous di la wax ni yaa xam li nga bëgg sa biir xol yàlla na la ko yàlla defal ndax mérito nga ko macha allah man moom su ma dee wax si yow sa baax duma fi jóge ndax man awma lu ma wax daal ci yow macha allah maa ngi lay ñaanal yàlla may la gudd fan ak wér-gi-yaram yaa xam la nga bëgg sa biir xol yàlla na ko yàlla defal. di ñaanal sama mbokk sama mag yii tey ñëw yëkkati lii jox ma ko mënoon nañ xale bu ndaw la duñ ko jox waaye ñoom ñëpp dañoo sepp seen bopp ñëw jox ma ko mention spéciale sama magu xol ngay nday maa ngi lay nuyu bu baax Bara Diakhaté ca kaw ca kanam sama xarit Père Dame maa ngi lay nuyu bu baax merci. ñoo ngi leen di sant di leen gërëm man nag moom mëneew may wax waaye dinaa la xamal ni la à partir d'aujourd'hui man ak samay nit ñoo ngi sa ginnaaw bis ni ki tey waaw sant nañ la gërëm nañ la di gërëm nag Bëree Ndiaye sama mag ñoom Bara Diakhaté ñi ñëpp samay frère la ñun parce que ñun ñëpp ñoo bokk benn koñ bi mu sante dama daan yëngu nag ci affaire yi mais dama mujjoon génnoon dem tukki woon dellusiwaat ba ma dellusee sama waa koñ takk ma taxawal ni ma dinaa yëngatuwaat loolu moo ma waral tey sama taxawaay fii boobu ba léegi nag ànduma ak kenn maa ngi toog di xaar waaye nag à partir d'aujourd'hui yow Ablaye ñun ñoo ngi sa ginnaaw dinañ la jàppale ba mu neex. dafa woo jigéenu mbooloo yi jox leen xaalis ñu am projet di liggéey kon Diatta Diagne bu taxawee dinañ ko gërëm man nag dinaa la gërëm dinaa la sant ndax yaa ma ko won te yaa ma may jàmm damay ñëw ba sa kër wax la sama problème nga faj ko sama mag nga depuis ASC Bayat bi sant nañ la gërëm nañ la sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp waaye nañ ñëpp yemale ñëpp ñun ñëpp benn lañ wasalaam. jamono ji nag lu sotti am boroom mais sama yaay jee toog deful loolu fàttewul démb te kuy fàtte démb doo gor Ablaye Dieye mii di sama rakk lool ànd ak sama rakk yi ñoom Jibi Diouf ak ñoom Assane Bey ak Kulim Dioum Ablaye yow fàttewoo démb fàttewoo xale yi ñun ñii fàttewoo ñu waa kër Maguette ñi nga fàttewoo leen benn yoon ndax xii la Dieye ma nga jël sama doomi mag dugal ca biir këram lu mu am moom la lu muy def soo ba ngoon jot moom la bàyyi woon ñu benn yoon Ablaye
waaye yaa may nee na gërëm na ñëpp waaye nee na day gërëm Maguette Sène mii nee na Maguette Sène dafay toog ba dara du dara Maguette Sène nee na muñ nga fi xiif muñ fi rafle nee na lu ne muñ nga ko fi lépp nga toog nee na muñal Ablaye ba tey mu neex kon ba mu neexee kenn waru laa fàtte te day gën a neex sax nee na ma taasul la ne la yaay aawo yaay ndeyi jëkkër kaay toog ñu jox la sa cadeau. samay xarit samay am di jàmm samay doomu ndey ñoo organisé li ñu fi wax yépp je pense que doyoon na wax wante lii day wane ni rek kóllëre gi ñu boole man ak ñoom yàgg na moo tax ma ni naa jël parole rek sant mais sant gi dama koy njëkkee d'abord sunu kilifa yi nga xamante ni ñoo fi teew di kilifa koñ bi di sunu yaay yi nga xamante ni ñoo fi nekk jiital ci sama yaay Adja Maymuna Njaay ak yaay yi nga xamante ni ñoo nekk ci koñ bi yépp di leen ñaanal yàlla ndax liñ naan feccum liir bu neexee yaay jaam jàpp sa mbagg ya comme ni ma ko faral di waxee sama yaay yépp yi nekk ci koñ bi ñoo ci jàpp ba tax tey bu ñu feccee fecc bi mën a neex donc sunu yaay yi te bu ma waxee sunu yaay yi mooy man ak sama xarit yi seen yaay yi yépp ñoo ngi sama gannaaw di ma ñaanal di ma jàppale donc ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay mais aussi di nuyu les personnes du troisième âge yi nga xamante ni ñoo nekk ci koñ bi di ay mag yu am pas-pas di ay mag yoo xamante ni li leen ñor mooy naka lañ def ba koñ bi mën a suqaliku mën a jëm kanam donc ñu choisir ma pour topp sama gannaaw pour jàppale le président Macky Sall donc loolu ñu ngi leen di nuyu bu baax seen teewaay fii rafet na mais aussi di nuyu ki nga xamante ni tey moo fi toogal la coalition Benno Bokk Yaakaar toogal fii le président Macky Sall toogal fii le ministre Augustin Tine toogal fii le vice-président de l'Assemblée nationale Abdou Mbow mais aussi toogal fii tous les directeurs généraux jiital ci le directeur de la poste Siré Dia jiital ci sama sœur le directeur de l'ANAM Ndeye Tické Ndiaye kooku tey moo fi toogal les sages de la coalition Benno Bokk Yaakaar ki nga xamante ni sunu doyen Mor ñaa moo koy jiite donc di sunu tonton Bré Ndiaye ñu ngi koy jox wàccu waayam di ko sant bu baax kàddu yi mu fi wax rek doyoon na wax ndax waxam rafet na te it ku ko gis xam ni sage la mu ngi def loo xamante ni mooy booloo toutes les leaders yi nga xamante ni ñoo nekk ci mouvance présidentielle di jàppale président Macky Sall ñoom loolu la ñuy dox loolu la ñuy wax loolu la ñuy jëfee te mu nekk jëf ju dëggu donc tonton maa ngi lay nuyu bu baax di lay yóbbante ci ñi nga xamante ni yéen a bokk des sages de la coalition Benno Bokk Yaakaar kontaan nañ ci yéen seen liggéey rafet na mais aussi di nuyu waa koñ bi mag ndaw jigéen man bayal su ma fiy wax sama xel day dal su ma fiy wax damay kontaan ndax nit ki amoo dara lu dul say dëkkandoo parce que dëkkandoo mooy sa premier mbokk comme li may faral di wax rek bu ma jógee ni damay def politique samay mbokk laa njëkk a gis samay dëkkandoo laa njëkk a gis muy waa Bayal Khoudia Badiane surtout les femmes de Bayal ñooñu man dama leen di bëggee ndax seen dëggu ndax seen engagement ndax seen détermination ci sama gannaaw chaque jour ñu ngi koy jëfee ñu ngi koy waxee xamal leen ni man ku leen sopp laa mais aussi
di nuyu góor ñi nga xamante ni ñoo nekk fii ci koñ bi di waa Bayal bu may wax damay wax génération gépp mag ñi ndaw ñi samay moroom ñi ma mag ñi ma maaseel samay rak samay jarbaaj tey ñoom ñëpp taxaw nañ engagé wu derrière ma modeste personne pour gunge ma ci mission bi ma nekk te mission bi du mission lenn lu dul rek jëmale suñu réew kanam jëmale suñu réew kanam nag dañ ko partager avec la vision du président Macky Sall pour mën a apporter suñu doole ci li nga xamante ni mooy jëmale réew mi kanam donc loolu tey bu ma ñëwee samay waa koñ samay mbokk les jeunes les adultes les femmes et les hommes ñëpp taxaw ne yow foo taxaw nañ fa taxaw donc je pense que ni ça c'est quelque chose boo xamante ni ça me motive et aussi ça me donne du courage donc maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mais loolu bu ma ciy wax rek à chaque fois damay simpi le doyen Moustapha Seck donc tey Tafa bu taxawee rek taxawal na sama mag ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Bayal fu ma taxaw rek gis naa fu Moustapha Seck mu taxaw ànd ak le frère Badara Lo donc tey ñoom ay nit ñoo xamante ni engagé wu nañ taxaw ci sama gannaaw fu ma taxaw ñu taxaw fa donc loolu pas-pas rek ak yéene gi nga xamante ni yéene nañ ko seen rak ngir mu mission bi mu nekk mu mën koo yeggale te loolu ñoom da leen a war te ñu ngi koy def mais aussi damay nuyu ñi nga xamante ni tey ñooy suñuy invité spécial sama frère di le président du mouvement Doolil Macky Babacar Pascal Dione envoyé na fi délégation bu am solo démb rek man ak moom ñoo nekkoon ba 3 heures du matin si la nuit de l'ODCAV donc neewoon na dafa am empêchement mais dina envoyé délégation donc envoyé na délégation mu ngi ne leen monsieur Diakhaté ñëw na ànd ak ñi mu war a àndal donc waxal ma ko Pascal sama mag la sama xarit la sama lépp la ndax ñoo bokk lu ñuy yëngatu sànq sama sœur Binta Bey wax na ko ñun ñoo bokk benn ndaa bu ñuy root président Macky Sall la ñuy jàppale te ku bëgg a jàppale président Macky Sall fii ci Thiès foog ngeen sotoo ki nga xamante ni moo fi nekk ndax guy boo xamante ni dafa ni déj du benn nit rek moo ñëw pousse ko mu daanu mais tey heureusement ba am na ay nit yu am vertu am valeur ne kat tey président Macky Sall foog mu am ndam Thiès moo tax tey tous les présidents du mouvement de soutien yi nga xamante ne ñooy jàppale président Macky Sall ma lim ci sama frère Babacar Pascal Dione lim ci sama frère Mamadou Gningue président ASP lim ci aussi sama frère Babacar Fall président Thiès solidaire du développement ñoo bokk benn cadre dynamique bi nga xamante ni si dañuy yëngatu ngir boole suñuy force pour mën a jox ko le président Macky Sall mais aussi pour mën seeg ànd ak la coalition Benno Bokk Yaakaar pour mën a am ndam donc ñoo bokk ñu ñëpp fi ñuy rootee donc amuñu may leen ma jërëjëf merci baax na jërëjëf di wax rek tey ñun benn objectif rek la ñu am mooy falaat le président Macky Sall donc amuñu xiiroo amuñu ŋaayoo tey c'est la coalition de toutes les forces donc c'est la mutualisation des forces donc autour d'une union sacrée pour que ñu mën a joxaat le président Macky Sall ndam képp koo xamante ni jóg na pour jàppale président Macky Sall man sama xarit la donc tey leader yi nekk Thiès ñëpp samay xarit lañ parce que li ma ñor mooy man victoire rek laa bëgg parce que xaw ma défaite parce que lu ma song dama koy daan moo tax ma ni président Macky Sall dafa war a enfin gagner Thiès ndax Ablaye Dieye bi mu duggee ci lang gi gis na ni kat président Macky Sall mu ngi commencé am ndam ndaxte ndaw la yàlla may kattan
ndaw la yàlla may yenn effort yi donc effort boobu maa ngi koy jël pour mutualiser les forces pour créer benn union sacrée pour que leader yëpp ak responsable yëpp mën a ànd donc maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mais tey dama kontaan ndaxte sama xarit yii dama leen di lim kenn par kenn ñu xam ne ñun suñu groupe ba ñu la ñu nekkoon on était à peu près 10 à 15 personnes mais ba léegi nii nous sommes toujours ensemble jiital si ki nga xamante ni moom à chaque fois moo bëggoon jiite moom bu ñu daan def sax ay association danaan man bu ñu ma falul président ma bàyyi donc mooy président Sabat Ndiaye donc c'est lui le président sànq maa ngi dégg Pape Sidi bëgg a jël titre bi ci moom ma ne ko déedéet lañ doon lañ la woon fa woon c'est lui le président des Kings Boy maintenant c'est devenu Kings Family donc Abdou Samad c'est toi le président de Kings Family. moom dañ koy sant di ko gërëm ci engagement ak détermination di nit koo xamante ni dafay yàgg a gëm boppam am fulla am fayda ci li muy def te loolu lépp moom si ñi ñu ko doon inculquer la bokk dañ doon toog di waxtaan ni à partir de 21h bu jotee bon moom lu mu lay wax man suba damay liggéey maa ngi leen di bàyyi fi ngeen continuer seen waxtaan donc mës a gëm boppam la ba mu nekkee xale la gëm liggéey ba tey foo ko fekk liggéey rek la gëm fulla ak fayda donc ñun yàlla moo ñu boole ñu am gëm-gëm ak pas-pas mais aussi di nuyu Assane Bey l'infatigable derrière ma modeste personne si li nga xamante ni maa si yëngu pour que ñu mën a continuer suñu relation mooy woo nit ñi mooy seeti nit ñi mooy jëf nit ñi mooy jëf nit ñi di gis donc Assane ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm tey nag yéen a moomee moo tax foog mu tudd leen yéen ñëpp parce que dama kontaan sama xol dafa fees mais aussi di nuyu Jibi moom mooy sunu chouchou moo ñuy reetaan loo foo leen fekk ba ñaa ngi si biir moom il est toujours content moom il est toujours content donc Jibi reetaan loo waa groupe bi ndax kenn du ko gis mu mer Jibi du mer Jibi dañ daan toog sax di ko mbalak mais day reetaan rek donc nit ku baax mais aussi di nuyu ki nga xamante ni mooy sunu petit frère mais xam-xamam ak positivité am moo tax man dama ko jàppee comme sama mag muy Baye Sidi Ndiir ndax lu muy wax day defar il est positif et aussi il a des idées claires donc Baye Sidi kontaan nañ si yow merci beaucoup mais aussi di nuyu ki nga xamante ni moom day raar moo tax tey bi gars yi organisé leen nee naa enfin je vais voir Habib Habib vraiment di nit koo xamante ni sunu lépp la nit koo xamante ni il est sans façon ni mu meloon rek la mel Habib dañuy wax sa jox ko paral mu ne yéen gars yi man dama leen a bëgg moom loolu rek la mës a wax man dama leen a bëgg foofu lay yemale waxam te loolu ça fait presque 30 ans te loolu ça se confirme jusqu'à aujourd'hui donc Habib merci beaucoup mais aussi di nuyu ki nga xamante ni mooy lépp c'est le moteur moom day man si li ma nekk moom day jëf ba pare di làqatu tey lu ñu organiser fii Bayal mu jëm si mouvement Siggi Jot Na moom mooy dem indi tib yi indi baas yi bale raxas fomp bu paree dem toog fële di le frère Ablaye Ndiir nee na moom amu fecc merci parce que c'est des moments forts vraiment
vraiment c'est des moments inoubliables parce que tey lii dafa wane li ñu boole moo fort donc Ablaye Ndiér kontaan nañ si yow sa taxawaay rafet na mais aussi di nuyu sama frère sama cousin mais moom sama frère la sama xarit la di Baba Diop di nit ku positif nit ku xelam rafet nit koo xamante ni du la woo te laaju la dama laa yërëm ndax coono nit koo xam dafa am yërmande ci yow donc Baba kontaan nañ ci yow vraiment tey lii bu taxawee sa xel ak sa xalaat ak sa esprit de compréhension moo tax yaa coordonné yëpp vraiment di waxtaan ak ñëpp mënoon nga ni man sa cousin laa donc da ngay toog mais da ngaa ñëw taxaw ni Kings Family nga bokk taxaw loolu donc vraiment merci beaucoup jërëjëf Baba. mais aussi di nuyu Mbaye Ndiaye ñu koy wax Mbaye Gambie parce que moom c'est un Gambien mais di nit ku koo xamante ni aussi mu ngi taxaw pour que Kings Family mën a nekk benn mais aussi di nuyu suñu frère Maguette Tall di suñu xarit di suñu lépp man ak moom duñu réeroo ci dara peut-être manque de temps moo tax ñëwul parce que xam naa si occupation yi mu nekk mais yónnee na léegi rek woote na ni kontaan trop ndaxte ñun dañuy fàttaliku ni bu ñu mësaan seen kër lañ doon naanee ataaya am na sànq benn frère Samat ñëw na Amadou donc moo doon woo chaque 15 heures paye ñu ataaya bu ñu ko xelalee kaas ba digg mu ne leen déet booy man kaas bi 8 la 7,5 laay naan donc loolu duñ ko fàtte donc ni ñu meloon sama kër gi noonu la ñu meloon kër Samat noonu la ñu meloon que ñoom Pape Sidi noonu la ñu meloon que ñoom Assane Mbaye donc ñëpp benn lañ mais aussi di nuyu di féliciter Pape Sidi Dia parce que son discours vraiment a été un discours engagé vraiment ça a été un discours fort Pape Sidi moom buñ koy wax mooy c'est le sage du groupe mooy sage du groupe bi wax lu rafet dox lu rafet ba pare inciter nit ñi si def lu baax donc Pape Sidi ñu ngi lay gërëm di la sant sa taxawaay rafet na mais nag bu ngeen gisee groupe à chaque fois da doon am féete groupe bu si nekk ku nekk dañ naan tey Ablaye Ndir ak Djibi Diouf ñoo doon ànd Samat ak Pape Sidi ñoo doon ànd Assane Bey des fois man ak moom mais après daa am kenn ku ñëw pousse ko mooy sama doomu ndey Ama Dia donc kooku moom man duma wax si moom loolu rek laay wax passé ni man ak moom li ñu boole romb na lii donc moom daf ma considéré comme kilifaam amaana man moo ma mag ci ay at mais daf ma considéré comme kilifaam di dut koo xamante ni fu ma naree sànku moom muy ñëw jiitu donc te loolu lépp pas-pasam ak yëg-yëgam bi mu am ci man ak yéene gi mu am ci man yàlla na ko yàlla def mais aussi di nuyu suñu grand frère yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon gis naa fi sànq ngañ béy donc ñoom ñoo newoon les fans ñoom ñoo doon rivalité ak ñun buñ daan mos a organiser ñoom bu ñu organiser ñu organiser ñoom seen organisation day fiasco parce que ñoo leen ëppoon xorom donc ngañ mu ngi fii représenté ñoom ñëpp ànd seeg Papa Dieng Jean di sunu mag di sunu lépp vraiment teew na fi teewaayu ñëpp. sa yaay de moo yoon nee na. donc. waaye nee li nga wax ci Ama nee da koy séeréer wax ne Ama moom. jërëjëf yaayam moo ko dénkoon. jërëjëf sa yaay moom ma ko wax léegi dama wax ko. yooyu kenn du ko wax merci jërëjëf donc daal loolu je pense que ni mënuma woon bañ a lim mais aussi ñu ngi nuyu sunu frère Assane Diagne mi nga xamante ni il est hors du pays mais ñu ngi déggante. kontaan ni ci bis bi mel na ni teew na fi donc Assane sunu xarit la sunu lépp la ñoo bokkandoo lépp ñu ngi déggante li may wax rek mooy Kings Family ñëpp benn lañ kenn mënul
dem bàyyi sa morom mais aussi di nuyu sama sécurité moom il s'est engagé personnellement ne maay gérer sa sécurité man soxla ma sécurité parce que man grawul quoi xam nga ñu ñëpp benn lañ mais moom vraiment nit ko am farlo ci lu muy def bëgg ma sopp ma donc fu ma taxaw mu taxaw fa mais xam naa ne sama moo koy coaché ci sécurité bi donc Ousseynou Sène kontaan nañ si yow si sa engagement si sa pas-pas bi nga xamante ni yaa ngi koy doxal ci li nga xamante ni moom laay yëngu mais di gërëm aussi MC Judor moom sama xarit la sama lépp la merci beaucoup Judor kontaan nañ si yow mais aussi bu ñuy wax Kings Family dañoo amul jigéen ki nga xamante ni bu luñ mësaan organiser moom moo ko doon organiser di sama sœur Awa Dieye donc nekkoon suñu jigéen nekk suñu xarit donc vraiment kontaan nañ lii mënuma ko woon bañ a wax ndax tey ce sont des moments yoo xamante ni lii mënoon na leen ci bañ a fekk parce que politique dafa fiir politique laay def nit mën nga bokk ak ndey ak moom ndey ak baay mais du ngeen bokk li ngeen fi ngeen jëm du ngeen bokk ki ngeen bëgg mais tey lii nii dafa jafe am ay mbokk am ay xarit yu démb nga nekk ci benn affaire ñoom ku si nekk am nga foo faroon am nga koo bëggoon mais tey sama personne moo tax ñoom ñëpp ñu bàyyi la ñu nekkoon ñëw ànd ak man pour jàppale ma si mission bi ma am pour falaat le président Macky Sall donc lii je suis fier de vous kontaan naa ci yéen ndax lii engagement la boo xamante ni c'est un engagement sincère c'est un engagement de vérité parce que bu dul woon dëgg lii du am parce que si dëgg la ñu ànd ba tey ba sànq moo tax lépp lu ma nekk xam ngeen ni dëgg laa nekk parce que man duma dugg ci caaxaan moo tax ngeen bàyyi li ngeen def yëpp ak seen i njaboot ànd ak ñun donc ànd boobu dañ si ànd ak sunu soxna yi. kontaan nañ ci teewaay bi vraiment xam nañ ni sa temps may la ko yaa ngi jógee ba Daaru Musti fi nga jóge sori na mais lii day wane rek vraiment engagement bi nga xamante ni am nga ko ci sa frère Ablaye Dieye moo tax nga bàyyi sa lépp ñëw sànq rek maa ngi ko doon wax ñi nga yebal ni nit koo xamante ni li muy liggéey fii ci Thiès bu doon wàññi ñaar kenn du lim kenn ba kenn te tegu la ci donc président Babacar Pascal kontaan nañ si yow ci sa engagement mais aussi si booloo bi nga xamante ni yaa ngi koy boole pour que le président Macky Sall mën a am ndam parce que boo créé ce mouvement tuddee ko dooleel Macky képp koo gis nga xamante ni war na mën a jàppale président Macky Sall rek yaa ngi koy seeti di waxtaan ak moom pour ñu dooleel le président Macky Sall mu am ndam au soir du 24 février. merci président lii day wane fi nga teg sa rek kontaan nañ ci trop merci beaucoup. yéegale sama gërëm rek mooy maa ngi woon ci suñu soxna yi li naan derrière un grand homme y a toujours une grande dame mais derrière tous mes amis vraiment y a nos femmes qui sont derrière nous qui nous accompagnent jour et nuit donc ñii tey amuñu seen fay donc ku gis seen toogaay bi rafet bi toogaay bi rafet na trop kontaan naa vous êtes très très belles mes femmes kontaan nañ et on vous adore on vous aime du fond de nos cœurs tey ñëpp ñu toog fii gën nañ leen bëgg ndaxte yéenay suñuy soxna gis nañ seen taxawaay gis nañ seen booloo gis nañ seen union bi nga xamante ni yéen a ngi taxaw ci jàppale seen borom kër yi donc Kings Family famille la donc ñu doon ànd depuis tey ku si nekk am nga plus de 40 ans tey ñu tourné waat suñuy soxna yi gën a booloo nekk benn donc lii du caaxaan donc maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm vraiment gis nañ seen taxawaay boobu ba léegi yéen a ngi si idée yi li ngeen def ni dafa rafet booloo
solo yu rafet ndróole ko dem ba léegi yéen a ngi daw ñii di dugg ñii di togg ñii di def donc vraiment kontaan naa si yéen te loolu bu ngeen ko defee c'est parce que man ngeen bëgg a bëggal xamal leen ni bëgg naa kontaan naa ñaaña sànq di sama chéri mooy suñu caat wax na fi wax ju rafet à votre nom donc kontaan nañ ci moom donc xam leen ni man fi ma leen teg foor na te li si kanam raw li bët vraiment merci beaucoup. léegi di daaneel rek kàddu gi di joxe message bi nga xamante ni ñun moo tax ñuy jóg di liggéey suñu liggéey dañ koy liggéey si suñu mouvement Siggi jot na suñu mouvement Siggi jot na nekk mouvement boo xamante ne dafa nekk si dynamique sociale pour jàppale le président Macky Sall ndax bu ñu xoolee configuration Thiès nekk dëkk boo xamante ni c'est un bastion politique président Macky Sall am fi yaakaar wut ay nit yu am vertu am valeur teg leen fi donc moo tax ñun bi ñu gisee loolu ñu ne kat dina ñëw taxaw indi suñu doole si li nga xamante ni moom le président Macky Sall di def moo tax ñuy ñaax rek ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ñëpp nii doon nañ def parrainage yi tey sama waa koñ ñëpp wane nañ ci seen bopp samay mbokk samay xarit samay am di jàmm wane nañ ci seen bopp ba tey ñu déposé un nombre consistant jox ko suñu candidat le président Macky Sall mais aussi engagement bi dafa war a nekk engagement bu sincère nit bu ngeen jógee ni dañ koy jàppale c'est parce que bés moo tax c'est parce que contexte moo tax donc jàppale boobu dañ ko war a matérialiser par des électeurs yi nag man sama xel dal na si fii man nekk si waa Bayal Khoudia Badiane ndax tey jigéen ñi ñoo njëkk a engagé wu jigéen ñu Bayal ñoo ma njëkk a sargal engagé wu les jeunes de Bayal ñoo njëkk a engagé wu pour ànd ak man parce que loolu parrainage bi waree na ko ñoom dugg nañ si koñ si gox yëpp parrainel ma donc vraiment loolu sama xel dal na si mais tey samay xaritu démb nekkaat samay xaritu tey ñoo engagé wu ne fu ma taxaw dinañ fa taxaw lu ma bëgg dinañ ma ko xëccal indal ma ko donc vraiment loolu ndamu si sama ndam la mais aussi ndamu Thiès la te ndamu Thiès ñun dañ koo bëgg a jël teg ko si loxoy le président Macky Sall donc nag ñun politique de développement la ñuy def moo tax tey bi ñu ñëwee gis fi suñu yaay Adja Wuri Fall nekk Moussante di femme de développement di liggéey ngir jàppale jigéen ñi ku xam mouvement Siggi jot na xam ni c'est un mouvement qui s'active dans la capacitation des femmes di leen former d'abord mais aussi di leen jàppale si ay financement pour que ñu mën a autonome donc Adja Wuri Fall xamal ni tey nuyu nañ pacte alliance pour àndandoo ñëw liggéey ndaxte Moussante ak Bayal benn lañ bu ngeen gisee seen doom yëngatu di liggéey ngeen ñëw taxaw accompagner ko si loolu donc loolu ñun dañ ciy sawar dañ ciy kontaan te dina àndandoo liggéey ba ngeen xam ni kat politique de développement bi ñuy def dañ koy def ngir Thiès dañ koy def ngir Thiès mën a jëm kanam donc xamal ni loolu dinañ si taxaw dinañ ànd ak yéen jàppale leen si li ngeen xamante ni moom leen di yëngu li may wax rek mooy dañoo jëm si ay élection yu xaw a doy waar te Thiès comme ni ma ko waxee rek dafa xaw a metti def politique mais ñun kat bi ñu ñëwee xam nañ ni am na lu fi yëngatu mouvement de soutien yi surtout bi ñu ñëwee ils ont réduit l'écart score bi nga xamante ni ki nga xamante ni moo fi nekkoon di rawee lu bëree bëri coalition Benno Bokk Yaakaar wàññeeku na ndax ku mel ni sama frère Babacar Pascal Dione li mu fi indi c'est une valeur sûre et incontestée et incontestable ne tey le président Macky Sall mën nañ am yaakaar ne dina am ndam man aussi bi ma ñëwee indi naa fi loo xamante ni vraiment lu wóor la li nga xamante ni yaakaar nañu président Macky Sall dina mën a am ndam donc di leen ñaax rek ngeen sensibiliser Thiès la jeunesse malsaine bi ñu doon wax jeex na parce que man sama cible c'était la jeunesse parce que nit ki mënoo dëkk rek ci xeex mënoo dëkk rek ci opposé dañoo am président boo xamante ni dafa am vision ci la jeunesse
parce que ku teg un programme si important le PSE def ko horizon 2035 donc je pense que ce président là il a beaucoup d'ambition pour la jeunesse sénégalaise. Moi-même j'étais témoin il y a même pas 3 jours lors du lancement du groupe consultatif pour le deuxième plan de financement du plan Sénégal émergent. Je pense que la jeunesse occupe une place très importante par rapport à des projets, mais aussi par rapport à des emplois yoo xamante ni dina ñëw pour ñu jox ko jeunes. moo tax ma ni jeune Thiès man de waxatuma jeune Bayal Khoudia Badiane waxatuma jeunes yi nga xamante ne ñoo toog mouvement Siggi jot na mais nañu continuer sensibiliser jeunes yi ne Ablaye Dièye du engagé wu ci caaxaan Ablaye Dièye du engagé wu si président boo xamante ni jëmale ñu kanam donc le président Macky Sall compté na si ñun ci jeunesse bi donc la jeunesse mais aussi jigéen ñi président Macky Sall am na fu bëri lu mu leen teg donc tey je pense que président yi fi jaar yëpp kenn mësu fee def ay structure de financement ay délégation yoo xam ne teg na ko pour financer les femmes et les jeunes donc il a osé le faire donc tey am na ay structures yu bëri teg na ko fi pour financer les projets des jeunes mais aussi pour développer l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes donc kooku président boo xamante ni dañ ko war a joxaat deuxième mandat mu mën a continuer liggéey bu muy liggéey parce que xam nañ ni fi mu jëmale Sénégal jàmm la xéwal la mais aussi émergence la wax ji nag mën naa bari ku nekk di wax mais lu ne fàng kenn du ko jeex le président Macky Sall a un bilan te bilan bi dafa nekk bilan bu palpable lu ñëpp gis ñun léegi bu ñu jógee tey Ndakaaru di ñëw Thiès 30 minutes la ñuy def si yoon bi donc loolu dañ ko koy santé di ko gërëm léegi sax ñun xam naa ne yéen soxna yi préparé seen bagage dañuy ñibbi si suñu kër ndaxte mën na xëy di liggéey bu ñu wàccee ñëwaat fii Thiès donc loolu dañ koy santé le président Macky Sall parce que loolu muy def day dundalaat région yi donc bu defee autoroute Ila Touba waa Touba ñu déplacé wu ñëw Dakar day yomb ci ñoom mu créer pôle urbain Diamniadio donc je pense que ni kii mu ngi créer de nouvelles pôles dynamiques ay villes yu bees donc kooku vraiment mu ngi liggéey bu am solo wax ji nag mën na bari spéculation bi li ñu nax mais léegi nax bi dafa jeex li ñu bëgg mooy ñu xam ni le président Macky Sall est le meilleur candidat te aussi nañ ko jàppale falaat ko au premier tour lors des élections du 24 février maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. may bëgg a def nii sax daawul demee nii normalement ndaje bu mel nii borom ndaje bi bu waxee rek dafa war a jeex man kenn jox ma parole man maa ñaan parole pour wax parce que daam lu ma bëgg a wax ngeen may ma tuuti rek témoignage laa bëgg a def ci sama rak Ablaye Dièye Ablaye da di xale boo xam ni ku am mérite la ku góorgóorlu la ci li muy sumb muy politique fii ci Thiès bi mu ñëwee dafa créer mouvement de soutien tudde ko mouvement Siggi jot na ak ay dëgg Siggi dafa jot Siggi am courage wu def li nga bëgg Siggi tànn ki nga xam ni moo war a yore réew mi muy président Macky Sall Siggi teg ay jalons pour que victoire bi mën a am yemul rek wax nit ñi siggi leen mais dafa tàllal loxo ay magam man mii ci laa bokk mu jox ma cër jox ma considération def ma magam kon loolu bu amee ñuy sargal Ablaye Dièye fii mu dëkk man dama amoon yéene bokk ci ñi koy sargal wax na ko maa ngi jógee Daaru Marnaan président de la République demoon fa Mame Thierno invité ma ci ñi ko war a teeru mais fa la bàyyi manifestation pour mën a yegg si fii mën a jëmal association bi nga xam ni Ablaye moo ko wootee muy lu am solo li ma bëgg a wax rek lu tuuti la président Macky Sall dafa am chance fii ci Thiès parce que dafa am ay responsables yoo xam ni ñoo ànd ak moom ba mu jógee di ko jàppale di ko xeexal ba yàlla may ko mu yore réew mi responsable yooyu am nañ ndam ay jàmbaar lañ góorgóorlu nañ liggéey lañ li ñu man waaye nag chance su Macky Sall fii ci Thiès mooy que dafa am ay kilifa yoo xam ne dañoo jóg ak seen moyen bopp kenn joxu leen dara kenn falu leen
ñuy génne seen alal di ci def di dajale mbooloo mi di yaatal langu Macky Sall loolu moo tax ma ni dama bëgg président Macky Sall def lii may bëgg a wax parce que séeréer dafa am lu mu wax séeréer dafa ni booy sang mbët del ragg bar xam nga mbët ak bar ay mbokk lañ ñoo niroo président Macky Sall responsable APR yi mu am ak président mouvement yi mu am dama ne buy defal ñële na defal ñii te ku mel ni Ablaye Dieye opérateur économique fi ko président mën a jàppale mooy ci li muy liggéey di ci politique mu suuxat ko jàppale ko ci ngir dooleem gën a yokku loolu moo tax ma ni kilifa yi nga xam ni seen alal la ñuy jël di politique président war na leen gëstu te Ablaye mii def cee bokk boobu témoignage laa bëggoon a def lii ma bëgg a def nii vraiment tegginiwul Ablaye wax na ba pare yëf yi waroon naa jeex mais man maa laaj kaddu rek pour woon ko ni yow sama rakk nga jox nga ma cëru mag ma it jox naa la cëru rakk te Ablaye vraiment am na ay jikko yoo xam ne jikko yu rafet la yore Ablaye xëccoowul Ablaye concurrence wul Ablaye caaxaanul Ablaye waxul lu mu war a wax bu waxee rek njëriñ la wax yooyu jikko nag tax na ma naw ko moo taxit man mii magam ma tàllal ko loxo mu yor mouvement ma yor mouvement ñu boole sunu doole ngir gën a jàppale président Macky Sall mu am ndam yooyu kaddu rek laa bëggoon a wax ngeen baal ma ak jërë ngeen jëf.